dernier sujet muy la Matam et l'or blanc. Donc ce que révèlent les chiffres de l'ITI. Donc on va vous mettre dans le contexte pour mën a permettre de comprendre li nga xamante ne tey mooy suñu sujet, mais aussi permettre suñuy chroniqueur ñu mën a àndu ci li nga xamante ne tey jii di mooy sujet bi. Donc le comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives CNIT mu nekk li nga xamante tey benn comité la bu ñu mettre en place pour mun a xool bu baax a baax càmbar bu baax a baax lu jëm ci wàllum lu jëm ci wàllum industrie extractive. Donc c'est un comité régional de développement CDR ce mardi à Matam pour présenter les résultats du rapport ITIE 2024. Donc génne na rapport yi nga xamante ne tey jii nii moo jëm ci année 2024 bi. Donc et plus spécifiquement des données extractives de cette région. Président de rencontre, l'adjoint du gouvernement de Matam, Tachir Baba Anne, a rappelé d'emblée que sur les 455,99 milliards de francs CFA de recettes extractives générées au niveau national, dañuy répéter mun toll ci 455,99 milliards de francs CFA de recettes extractives générées au niveau national. Donc en 2024, la région de Matam a apporté 5,993 milliards de francs CFA, soit 1,31% du total. Donc ñu ngi xamale de ce montant, 5,541 milliards ont été reversés directement au budget de l'État. Donc 641 milliards jox nañ ko li nga xam ne tey jii nii moo jëm ci budget état. Donc mu nekk la société minière de la vallée du fleuve Sénégal Somavi, opérateur central de la région a produit 532 353 tonnes de phosphate, donc 236 411 tonnes exportées pour une valeur commerciale de francs CFA. Cette réalité de la valeur de nos ressources extractives impose un débat public permanent, une divulgative, notamment au niveau territorial. Mu nekk li nga xamante ne tey jii nii budget la bu duggaat ci li nga xamante ne tey jii nii mooy état du Sénégal, budget état du Sénégal ci lu jëm ci wàllum industrie extractive, lu jëm ci wàllum phosphate or et ni mel. Donc mu nekk li nga xamante ne chiffre bu énorme la wël. Dama koy dooree ci yow ñu gis que ni génnee nañu rapport bu 2024 ITIE moo ko génnee muy wax que ni tey jii nii lu toll ci 1,31% lu jëm ci wàllum milieu extractive wala industrie extractive ki nga xamante ne mooy région bu Matam jot na ko généré, mais aussi jot nañ ko dugal ci li nga xamante ne mooy budget état du Sénégal. sa jàngat ci li ñu mel, ndax sénégalais yi gis nañ ci seen bopp ak budget boobu noonu fan lañ ko war a mën a dugal ngir sénégalais mën see gis seen bopp. waaw Paasan budget bu fekkee ñëw na ci biir réew mi état bi jot ko tey ji at li ñuy leb yëpp ci àdduna bi tey ñu gis ni lu ñëw ci réew mi rek ci ay waxu kese lay tënku. bu fekkoon ne bu dara duggee ci réew mi dinañ gis ni kat dugal nañ ko ci yenn secteurs yi dina nekk loo xam ni dina nekk njariñu réew mi. waaye du fekkee tamit dara bu duggsee ñun luñ ciy am lépp at luñ ciy gis mooy ay waxi kese lañ ciy gis. tey lu mënti xew ci Matam rek na ci waa Matam njëkk bénéfice wu. moom mooy li gën, ndax booba bu ko defee loolu day indi ndaw yi nekk biir Matam dinañ gën a sawar ci maanaam ci yi fay xew wala maanaam ci li fay génn ci wàllu koom-koom. waaye du fekkee bu dara xewee wala dara am dañuy gis ni ñi nga xam ni ñooy dëkk ci dëkk yooyu ñoom ñooy chaque jour dëkk boobu day gën a dellu gannaaw. tey lu mel ni Tamba tey nga dégg ay Sabadola yooyu di ay or di fa génn. te dëkk yooyu gisoo boo fa duggee da nga leen di mujjee yërëm. kon tey tey bu fekkee or génn na fenn wala jamaa wala lenn loo xam ni njariñu réew mi la tey bu ñëwee dëkk ba mu génn tey boo fa duggee dëkk boobu moo war a gën a soxaliku moo war a njëkk a soxaliku que Ndakaaru gii sax di nekk capital bi. waaye pas question léegi lépp lu ñëw rek état bi ñëw jël ñu dégg nii inondation am na fu mel ni ay Bakel. tey ñu ni xaalis dem na fa kenn xamul fu xaalis bi dugg. lépp loo xam ni mu ngi ñëw ci biir réew mi rek na nekk njariñu askan wi. ñoo am secteur yoo xam am na secteur yoo xam ne fu mu toll nii su ma yeboon ni dee na. am na pour jot ñi nga xam ni salariés yi nga xam ni sax fonction publique lan nekk pour ñu jot seen salaire sax problème lay doon. yooyu buy am ci réew est-ce que loolu bokk na ci li nga xam moo war a doxal réew mi ëllëg. bokk ci
en tout cas réew bu fekkee day dox ay yenn recettes yi di génn di feeñ ci biir réew mi nan ko teg ci yoon na ci ñëpp gis seen bopp na ci àdduna bi gis seen Sénégal yëpp sax laay wax nañ ci gis seen bopp waaye ñu jël ko ci yenn secteurs yi xam naa ni xaalis yooyu di génn wala yenn recettes yoo xam ne ñu ngi génn ci yenn secteurs yi mënul régler ce problème mu Sénégal waaye le minimum war nañ ko mën a gis xam fu mu dugg waaye loolu lépp loo xam mu ngi dugg ci réew mi rek ay wax boobaak léegi ay wax rek lañ ciy dégg boobaak léegi tamit ay jafe-jafe rek la Sénégalais yi di dund waaw très intéressant je pense bien que ni lu mu wax nii am na solo lool parce que lépp li nga xamante ne tey jii nii ce sont les ressources internes lañ ko tuddee woon sax mooy générer tey jii nii des revenus wala générer li nga xamante ne tey jii nii xaalis la bu takku na ci Sénégalais yi gis seen bopp bu baax a baax donc kenn sax damay dem ci yow rek tey jii nii ñu gis tey état du Sénégal wala 2024 ñu génnee rapport bi donc est-ce que état du Sénégal bi nga xamante ne régime actuel bi nga xamante ne ñëw nañ transparence bi ñu doon woote maanaam lépp li nga xamante ne alal la bi dugg ci réew mi ñoom dinañ ko wax Sénégalais ne lii moo dugg ci réew mi ak nii la duggee ci réew mi est-ce que loolu tamit nekkul lu baax ci li nga xamante ne tey jii nii mooy état du Sénégal ci digganteem ak tey jii nii mooy Sénégalais yi. waaw xam nga ñoom ñoo woote jubal jubbanti. tey bu li amee tey gis bëgg nañ ñu teg suñu loxo yi lu leer. effectivement. parce que dalaan lëndëm ci ñi nga xam ne ñoo fi njëkkoon a toog yu bari ñun pour ñu xam ko day doon problème yu bari pour ñu bénéfice ñun gis suñ bopp à 100% day doon problème kon état bi nga xam ne tey toog nañ tey jii muy état bu bees bi ay jeunes toog ci kon tey defe naan lépp loo xam ne tey am na fii ci Sénégal lépp loo xam ne tey gis nañ ko fii ci Sénégal sénégalais yi war nañ coo bénéficier wu war nañ cee gis seen bopp balaay keneen koo xam ne étranger la ñëw de gis seen bopp comme ni ko Wose waxee parfois nañuy bëgg ñi nga xam ne tey am na loo xam ne génn na ci seen réew wala am na loo xam ne génn na ci seen dëkk ñu war ci nañ ci njëkk a bénéficier wu ba pare ci seen bopp ba pare su ko defee ñun ñi nga xam ne tey ñun ñoo nekk ci alentour bi ñun tamit ñu mën cee gis suñ bopp mais tey bu fekkee da nit ki dafa gis benn affaire ci bi nga xam ne moo ci goxam di gëstu ba gis ko nga ñëw foqati ko jaay ko doole di ko dugal foo xam ne xamul ko ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay sénégalais ñun tamit xamuñ ko nga yóbbu ko foo xam ne tey ñun mënuñ koo gis tey day doon problème pour ñoom tam ñu génn def seeni mouvement bëgg a lijjanti la day doon problème parce que dañ naan affaire bi buñ ko lijjantee tamit day sooxewaat jaruñu koy lijjanti buñ ko génnee day sooxewaat jaruñuy créer ay mouvement jaruñuy def dara loo xam ne dañ ciy sonn ndax buñ paree dañuy jaay doole nanguwaat ko kon da ciy baax état bi lépp loo xam ne fii la génnee ci suñu réew lépp loo xam ne ñun gis nañ ko ci suñu réew ñu teg ko suñu loxo mu leer nañ ñu lii kat gis nañ ko lii kat fii la dugg bu ko defee ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay jeunes ñu mën a sabar ci lépp loo xam ne gis nañ ko rek ñu mën koo di dévoiler ñu mën koo génnee. merci beaucoup Sister Kenza je pense que c'est très intéressant li nga xamante ne tey jii nii wax na ko lu jëm ci wàllum ressources internes yi donc c'est li nga xamante ne tey jii nii moom la ñu waroon waxtaanee suñu actu chronique du jour man de ma part personnelle juste transparence bi nga xamante ne tey jii nii ñu ngi koy nemmeeku bu baax a baax sur les gestions des fonds yi nga xamante ne tey jii nii état mu ngi koy bénéficié wu nekk na li nga xamante ne lu am solo la day mën a ñoŋante bu baax a baax liggéey bi mais aussi day mën a permettre tey ñi nga xamante ne ñooy les sénégalais ñu xam bu baax a baax alal gi nga xamante ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp fan ak fan lañ koy dugal ak nan lañ koy gérer wee loolu day gën a dëgëral tey jii nii estime de soi wala estime bi nga xamante ne tey jii nii sénégalais yi am nañ ko envers tey jii nii mooy le gouvernement actuel je pense bien que ni dans les autres domaines aussi dinañ ci taxaw bu baax a baax ngir mën a am transparence bi mën a permettre tey jii nii sénégalais yi ñu xam bu baax a baax alal yi ñu leen dénk fan ak fan lañ koy dugal donc sans transition wala on va marquer une petite pause ndax on est